Ndiaye. mbas mi ni ñu ko waxee ci boppu xibaar yi démb juróom benn nit ñoo ci faatu boo ci boole nag la woon keroog dibéer muy fukki nit yoo xam ni ñàkk nañ seen bakkan ci diirub ñaari fan ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram defatuñu communiqué yi nga xam dañ ko ci daan def ci jamono ji bilangu ñiy faatu di gën di yokk. Awa Mbaye. ci benn fan rek Sénégal am lu toll ci juróom benn nit yu ñàkk seen bakkan ci jàngoroy coronavirus loolee nag di lim boo xamante ne tey daanaka nit ñi moom la ñu gën a seetlu ci jukki bis bi nga xamante ne ministère de la santé moo ñu ko defal tey ci suba kon ñeent démb tey juróom benn Sénégal ci ñaari fan rek am na fukki nit yu ñàkk seen bakkan jëm ci jàngoroy coronavirus bi feebar bi doolee ci Sénégal ba léegi nag tey mooy bis bu njëkk limu nit ñuy faatu toll fii ñi ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp nag ci jàngoroy Covid-19 toll nañ ci juróom-ñaar fukk tey nag directeur de cabinet ministre de la santé joxewul benn détail jëm ci ñu faatu ba xam ñaata góor lañu ak ñaata jigéen ñaata at lañu am waxuñu tamit ba xam ci seen biir kër lañu faatoo wala ci service réanimation yi wala ci yeneen bërëbu fajukaay yu bokkul ak centre traitement épidémie yi nga xamante ne nguur gi moo ko fi teg ngir muy faj ñi amee jàngoroy coronavirus waaye lu ci mënti doon Sénégal bu ñuy xayma téeméeri malade yoo jël benn ak lu tegus lëf ñoo cay ñàkk seen bakkan loolee nag naam sax gis nañ ne ñaari fan yi limu ko ñi faatu bari na ba jéggi dayoo lii nag di wane ne dëgg-dëgg li xew mooy jàngoro ji mi ngi ci Sénégal te mi ngi wëy jàpp yoonam boroom xam-xam yi ne li ko mën a galgal lekk mooy topp digle ki tegtal kër docteur su boobaa yoon wi dina dagg mu nërmeelu ba faaw bu jàngoro ji raaf. ci wàllu yoon la ñuy daal di dikk dal taskatu xibaar bi di Cheikh Yérim Seck gannaaw dem bi mu fanaanee ci loxoy takk der yi nag daanaka mi ngi jamono ji ci loxoy procureur ma nga ca kaaf ba di xaar lan mooy doon ëllëgëm ni ki démb la nekk ca loxoy gendarme yi ni ki tey ji nag ñu war a xam fan lay mujjee ak ëllëgëm coow li nag li ko yóbbee muy émission boo xam defoon na ko ci 7TV wax ci wàllu Bati Plus waaye yemul ca loola ndax dafa xamle ni am na ay koppar yu toll ci 4 milliards yoo xam ni bi gendarme di def perquisition fekk nañ ko fa waaye lu toll rek ci juróom benni téeméer ak juróom fukki millions lañ fa jëlee loolu nag mooy li nga xam ni bokk na ci li ñu jàpp ni indi na coow ak it ñetti jëwriñ di ministre yu mu xamle ni seen loxo dafa laale ci coowal Bati Plus loolu ci wàllu justice la ñuy des palais de justice muy ci wàllu yoon foofu nag lu bari ci ay atte daanaka dàq nañ ko ba weeru sulet bu weesoo rek li nga xam ne dañ koy atte ci daar muy flagrant délit fii ba ñetti fan moom la ñuy atte loolu nag ci daanaka dañ koy amal ci biirub nekk la ñuy daal di def loolu di layoo boobu muy huis clos ci biirub nekk lañ koy amale kenn du ko fekkee li ko sabab nag mooy wàllu jàngoroy mbas mi ci jamono joo xam ni itam daanaka foofee am na ay matuwaay yu ñu fa war a jël bokk na ci fexe ba képp koo xam ni nekk na fa rek ñu daal di lay testé waaye itam jël ay matuwaay ba nga xam ni foofee yëpp dinañ ko mën a pompe ba lépp lu fa nekkoon daal lu ñu mën a jàpp ni mën na indi jafe-jafe ci wàllu jàngoro ji mën faa toxoo dañ ci ànd ak reportage Amadou Sabar Ba. tey tamit audience am bi amul soxna si ñu fekk ko mu taxaw ci hall bu tribunal bu Ndakaaru di naqar lu ni mel te xam le ne bi la audience liñ koy dàqandi bari na lool waaye tamit mënu ci dara bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom. dafa metti parce que da ngay bàyyi sa ay yitte yu bari dagg lépp ñëw pour rek am benn résultat bu kii mais mënoo ci dara peut-être circonstances yi ni mu demee la aussi. ci buntu tribunal bi nag ay takku der ñoo fa taxaw di saytu dugg bee génn bi teg ci tamit di xool ba xam nit ñi ngi sàmm moo ko digle yi nga xam ne moo tukkee ci kër docteur rawatina ci li nga xam ne mooy geste barrière yi ci ñoom ñooñee ñu ci bëri ci ñoom xamuñu xibaar yu mujj yi nga xam ne moo tukkee ci bile tribunal rawatina waxambaane bi di xam le ne xibaar yu ni mel dañ ko war di siiwal balaa nit ñi di fi ñëw fekk duñu lëgëy. non gis ko gars dañ ko waroon annoncé rek. waaw loolu laa xalaat quoi. mais da nga ñëw ba fii. da nga ñëw fii gars yi dañoo grève quoi. waaw bu fekkoon kii gars dañ ko waroon annoncé fi télé wala kii ñu ne gars dañoo grève comme ça ñëpp xam si dara quoi. ak mbetteel la am Lamine ma nga jóge Tëngéej bëggoon a teewe li nga xam ne mooy audience u raqam bi waaye bi mu ñëwee ci buntu bi dañ koo xamal ne boobu lay audience mënu cee teew. c'est la première fois ma ñëw fi waaw lii laa fekk comme nee nañ huis clos la bon mun ma si dara waaw dañoo am benn kii bu ñu war a assister. fi mu toll nii nag tribunal bu Ndakaaru dàqandi na audience yi ba 3 juillet bii ñu jëm ba mu des li nga xam ne mooy audience yi am ca flagrant délit te yooyu les audience sax dañ koy tenir à huis clos li gën a mettre mbir mi nag mooy grève ñetti fan bi nga xam ne syndicat des travailleurs de la justice mi ngi koy amal.
directeur bu centre national bu anti mine bu Sénégal moom nag mi ngi ñàkk rafetlu ndel yi di mine yi nga xam ni dafay tàkk ci kaw soldaar si foofa ca Casamance waaye nag xam na ni loolu du tere yéene bi ñu am ca Casamance mooy fexe ba raxas ko ba ñi nga xam ni nag ñoo yittewoo dëkk ca dëkk ya mën a dellu si waat loolee moom nee ñu dara du leen ci dindi dañuy ànd ci ay kàddoom El Hadj Ndiogu Diène moo ko tataan. ñu ngi naxal loolu vraiment mine moom ndel yi kenn mënut a wax daal dañuy def ay ngaañ daal ñi daal noonu ngeen di ko tudd noonu ñooñu suñu frère daal lañu métti na lool ci kenn di ko mënoon delta li ci gën a doy waar mooy population yi ñu ngi doon dellu ci seen dëkk yi dellu seen tool yi léegi li xew na mën naa am xëy na buñ déggee xibaar bi xëy na ñoom itam ñu gën a xaw a téye seen tànk daal ci ñibbi boobu ñu doon ñibbi daal. ndax da ngeen di wéyal déminage yi foofu ca Casamance ak nu ngeen ko fas yéene defee. waaw suñu liggéey mooy ñu def déminage humanitaire boo ko déggee mooy loolu la wutee ak déminage militaire sax mooy déminage humanitaire da ngay waxtaan ak ñëpp képp ku nga xam ne kii am na kàddu wala am na loxoom ci mbiri miin yi en général lii la ñuy waxtaan ak moom bàyyiwuñ kenn ñu waxtaanee ba juboo ci bërëb bi ñu war a liggéey ak kañ lañ fa dem boobaa ñu dem liggéey foofu lii nag xëy na naqari na lool waaye du tere tant que ñu ngi waxtaan bay juboo rek dañu continuer suñu liggéey bi. xam nañ ne gox yu bëri foofa ca diwaanu Casamance am nañ mine laaj bi moo di ne mine yooyu ndax ay mine yu bees la wala mine yàgg la yu ñu fësuloon. loolu il faut ñu gëstu ko il faut commission dem enquête ci loolu xool bu fekkee ndell ba tàkk noonu des na ay tojit yu fa des mën nañoo xool tojit yi xam ndax pour mine bu yàgg la li ñu fa jot a génne daal ëpp na 200 ak juróom fukk daal ci suñ côté waaye du tere nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi nekk ci àll bi te xarañ ci dindi ay ndell ñoom wala ñu dajal ay ndell yi nga xam ne wala ko ñu di ñuy woo te ñu am xam-xam boobu dañ koy def su ko defee ñu yëgal ñu ko ñu boole ko ci li nga xam ne moom mooy suñu rapport ca Casamance la ñu des ak jàmm dañu fay sàkku kii di Abdoulaye Baldé nekk doom ca dëkk bu waaye itam nekk maire ca Ziguinchor moom nag li mu xamle ni mun naa gaar jàmm ji bokk na ci ñi ñu tuddee doxkati jàmm yi dañoo bari moom gis-gis boobu la mooy médiateur yi ci boppam la jàpp ni daal seen lim dafa takku te loolee mën naa indi luy sooxe ci wàll wi dañuy déglu ay kàddoom ak Mouhamed Ali Mouba. problème bu njëkk bi Casamance am ngir yegg ci jàmm ji mooy que rebelle yi jubawuñu dañoo bëri ay njiit Abdoulaye Baldé maire bu Ziguinchor. Mais le cyber, c'est qu'il y a des fractions encore beaucoup plus importantes parce qu'avant c'était 3 léegi dem nañ ba 4. naka noonu itam négociateurs yi ñeneen ñiy jóge ci état bi wala ñiy wal siyaan ñooñu itam daanaka dañoo bëri lool. Les négociateurs aussi, il y a plusieurs groupes. Par exemple, si négociateurs, tu trouves les GRPC dirigés par Robert Sagna. Il y a la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Il y a le groupe de contact et d'action humanitaire, de dialogue humanitaire, mais aussi il y a le groupe qui est dirigé par le général Sarr. loolu nag indi puccoxoo tax dañuy def benn pas en avant def ñaari pas en arrière looloo tax kii di Abdoulaye Baldé ne kon ngir ñu génn ci lu nu mel fokk ñu jàppale MFDC mu juboo même bu fekkee ni du yomb. Encore mooy que ils ont une aile politique à l'extérieur. Boo xam ne Kourouma Sardé moo ko dirigé nekk Paris, Ousmane Tamba nekk Suisse. Ensuite il y a le groupe des intellectuels du MFDC boo xam ne benn Pakenam moo ko jiite nekk Allemagne. Donc ñooñu ñëpp dañuy am seen i nit fii. buñ sukkandikoo ci meeru Ziguinchor bi ngir ñu génn ci lii foog ñu am volonté politique bu wóor su ko defee jàmm del ci Casamance ndaxte yàgg na lool bokk na ci conflit yi gën a yàgg ci continent bu Afrique. yéen a ngi wéy ak ñun ba tey ci xibaar digg njoloor gi ak rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. fanweeru édition bi ñu jagleel maanaam bis bi ñu jagleel tout tànk yi muy ndaw ñi yemoo ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin ñi ngi koy fàttaliku fii nag ci capitale bi li ñu nemmeeku mooy ndaw ñi di xale yi ñoom ñi ngi wéy ba tey di nekk ci mbedd mi loolu nag nekkoon na loo xam ni daanaka ñi ngi doon sàkk mu jóge fi waaye ba tey lu ni mel amul reportage Salimata Aw. journée de l'enfant africain waxal. journée enfantine américaine. ñoom ñooñi la ñuy màggal fukki fan ak juróom-benn bu jot ci weeru juin ngir fàttaliku yëngu-yëngu étudiants yi amoon ca Soweto ci atum 1976 ci mbeddum Ndakaaru yi ña nga fa fees dell di wut lu ñu dundee. pourquoi ngeen di nekk Yerewan day Yerewan. bëgg ngeen jóge fii. waaw nan ngeen ci bëgg jóge. nan ngeen bëgg jóge fii. am nga xaalis day jóge fii. ci arrêt bus bi El Hadj Diallo moom bëggu sax ñuy waxu bés bi ndax nee na fi mu toll nii wax ji dafa doy jëf la ñu war a def ngir gone yi. échec la daal
échec la à tous les niveaux au niveau des waajur yi au niveau état seet nan la ñuy def au niveau des structures à la base maanaam association quartier yi nga xam ne vraiment loolu mooy leen tax a jóg quoi parce que léegi xam nañ ne am na ay ONG yu bëri yoo xam ne dañ leen créer pour am xaalis. journée bi ñu jagleel gonek Afrique yi ñu ci bëri nee na ñoom xamuñu monte ne de lu ñu war a xamal askan wi la. non sincèrement xamoon na tey la journée de l'enfant sincèrement. ok non parce que buñ ne si on prend exemple buñ ne journée de l'enfant. peut-être am na benn thème boo xam ne ok moom la ñuy def pour di journée tey bi. muy way jur yi muy état bi ñëpp la seen loxo taq El Hadj Diallo di ko xamle. gouvernement bi daal dafa war a toog xoolaat mbir mi wax ñii mu war a waxal maanaam waa gox yi toog ñu seet sérieusement bu kii ñu gëstu tamit seet yan association wala yan ONG ñoo nekk ci mbir moomu ak yan ONG ñoo ñëw pour ut xaalis. màggal bi ñuy màggal nag bés bi ren dañ koy def lépp ci internet bi lay xewee liñ ci bëgg rek mooy teg ab plateforme boo xamante ni dina tax xale yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy seq ak jéego di mën a waxtaan ba xam nan la ñuy def ba ñoom ñooy ñëpp ñu jotees ci ab justice boo xamante ni dinañ ci gis seen bopp. lu waaju ci bis bi la ñuy des ba tey te ñu jagleel ko xale yi yem ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin ndax kii di Ñoxo Baye Diouf li mu xamle mooy lu toll ci junni ndaw daanaka jëlee nañu leen ci mbedd mi te itam gis nañu lu toll ci 300 xale yoo xam ni fekk ñu baax fii ci biir réew mi ñoom moom xayma nañu leen ba teg wax na nag jéego yu am solo yi nga xam ni seen kuréel gi def nañ ko muy protection bu droit ak maanaam àq ak yelleefu ndaw ñi nga xam ni ñoom ñoo ko gàlloo te moom mu jiite leen ay kàddoom moom Ñoxo Baye Diouf soo de càmm ma ko indi. bi Covid bi commencé avant sax ci li nga xam ne tey mooy génn xale yi si mbedd mi ngir aar leen jafe-jafe ak jànkuwuteel yoo xam ne tey jii ñu ngi koy dund moo tax ba ñu tàmbalee ba léegi madame la ministre Ndèye Saly Diop Dieng dafa samp li ñuy wax benn plan d'urgence pour aar xale yi ci Covid bi li ko tax a jóg mooy bépp xale boo xam ne tey ñu ngi ko fekk si mbedd mi ñu fexe nga génn si dugal si ay centre gannaaw ba ñuy wër sa njaboot yàlla la si ñoom si anam yoo xam ne tey jii dafa méngoo ak sa yelleef bi ñu tàmbee ak léegi nag lu mat juróomi junni xale ci biir Sénégal yëpp si liggéeyu préfet département yi ak direction yi fexe nañ ba xale yooyu ñu delluwaat seen i waajur ñuy ndëgandiku mbirum Covid bi nga xam ne tey jii daanaka dafa wër si réew mi yëpp ngir aar leen tamit si jàngoro joo nga xam ne tey jii mun na leen fekk fenn fu ne jot leen loolu mu nekk tamit responsabilité nguur gi waaye si biir liggéey ba aussi gis nañ ci ay xale yoo xam ne duñu dëkkuñu Sénégal doomu bitim réew lañu biir Afrique doomu Afrique lañu dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër tool nañu ci lu ëpp 200 waxtaan nañ ak seen i ambassadeur ba ñoom d'accord nañ ànd ak ñoom dem ràññee xale yooyu kenn ku ne ñu fexe naka lañ lay mun a delloo sa waajur ci anam yoo xam ne yu sell la ñu ngi continuer liggéey bi nga xam ne tey jii mooy dooleel waajur yooyu dooleel njaboot jooju ba la tax xale yooyu di dund ay jafe-jafe nekk si mbedd bi la tax tamit daara yi di dund ay jafe-jafe ba xale yi di nekk si mbedd bi ñu mun ko saafaral ayu bés ngi nii ca ba ñuy yëwal na leelu aju ci wàllu dem bi ak dikk bi ca gare routière bu Tëngéej foofu moom li ñu fa nemmeeku mooy ñiy takk seen i masque moom bariwul lenn rek la ñu gis ni sàmmonte nañu ko faak moom mooy bindu bi ñuy bindu doog a dugg ci oto yi dañ ciy ànd ak reportage yu Abdou Diouf Diagne. gaaraasu Tëngéej sa buntu ba ñaar ñoo xam ne ñoo yor wàllu kaaraange gi jàkkaarloo ak raxasukaay yi lu ko soriwul dara ab bus bu fas yéenee dem jawbe wante nag ngir nga dugg ca biir faaw nga bind sa tur ci lii ñu duppee manifeste Moustapha Samb liggéey boobu moom la ñu ko sas. client boo nga xam ne da nga war a embarqué day jël sa tur sa identification sa téléphone ak fi nga jóge ak fi nga jóg. waaw fi mu doon ni moom ñu ngi koy sàmm à 100% duñu bàyyi dara parce que affaire bi pandémie la quoi guerre la quoi dañu ci war a am résultat. bu fekkee dogal googu jël nañu ko ya ca des moom dañu leen a sànni ca gannaaw bokk ca sol masque mbaa sax raxas say loxo ñenn ci ñi nga xam ne ñooy way dem yi ak ñi nga xam ne ñooy coxeur yi di dox nu mu leen neexee te takkuñu benn masque ñu fekk ko ci biir benn set place Babacar Diouf di ñaawlu càggante gu rëy gi nit ñi nekkee. man ba ma ñëw ak romb naa ñoo xam ne ñu bëri ko masque am ñoo xam ne respecté nañu ko am ñoo xam ne vraiment joxoon ko cër quoi. dana wax ma dara dana ma orienté baa ngi ne rek ma ñëw ak dugg wax ma dara damaa yaakaaroon mu ñu boo ñëwee danañu jox sel ak yooyu man daal lu ma gis daal bu ma sañoon daal gaa yëpp takk masque quoi ak raxasu sel beeg yëpp waaw lépp lu yaakaar daal bu nga defee danañ ci mucc rek. ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci gaaru ceer bu Tëngéej ñu ngi ñaawlu tamit néewaayu nit ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci bërëb boobelee ginnaaw bi nga xam ne nag yëkkati nañ lépp luy tere te ñu tegoon ko ci wàllu dem ak dikk ñeel biir réew mi. RFM Rufisque
Abdou Diouf Diagne. bu ñu bawoo fii ci sow dañuy daal di wutali bët gànnaar ca Podor foofu lu toll ci juróom-ñaari junni ci ay nit yoo xam ni dañoo yittewoo wàllu ndimbal la nag jot nañ ca waaye nag dañ caa teg sax lu ñu mën a jàppee buuña ndax kenn ku nekk ci ñoom dinañ la ca tegal ay masque ak ay gel yoo xam ni moom ngay raxase sa loxo foofa ca Podor dañu fay ànd ak Mohamed Nabi Silla. Département de Podor dalal délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale Aminata Sow ñëwoon lancé programme bi nga xamee ni dañ doon joxe jumtuwaayu aaru ci lépp loo xam ni aju na ci wàllu Covid-19 bi lee tànn ñaam bourse familiale waaye itam opérateurs sociaux bokk ci relais communautaire ak ñi leen di encadré ngir ñu moytu mbas mi lee. démb ñu ngi nekkoon Saint-Louis réceptionné loo bi nga xam ne Saint-Louis moom lañ ko jagleel tey ñu ngi fii war a joxe tamit pour département bi bénéficiaire bourse yi ñu leen di nag ñaax nag nañu def tout ba nga xam ni mbas mi dina fi yem mbas mi du dox amul tànk nit ñi ñoo koy yóbbu donc nit ñi dañu war a def tout pour nga xam ni li ko war a yóbbu yëpp dañ koy daal di freiner ñuy takk masque yi di utiliser gel bi. masque yi ay artisans locaux defar que mu fekki gel ak yeneen i jumtuwaay yoo xam ni dañ ko jël jagleel ko département bi ngir ñu xeex lu ni mel. Aram Thiam wax ci turu ñam bourse familiale. ndimbal bu nu gis la sunu jàmm ngeen di wut sunu wér gi yaram ngeen di wut bu nu wéree sunuy autorité ak suñuy préfet ak suñuy docteur du ñuy am jàmm daanu raxasu ak saabu daanu jël gel fu nu jaare fa sunuy njaboot. Podor lu ëpp juróom benni junne ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti bourse familiale ne fi lii nag téeméer boo jël moo ëpp fanweer ak juróom ci diwaan bu Ndar. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla jërëjëf fukki fan ak juróom benn ci weeru juin atum 1999 ci la parti bi di AFP sosu woon Moustapha Niasse sampam dëndëm daal di nag sos parti politique am boobu tey ji mu toll ci ñaar fukki at ak benn waaye parti bi nag léeg-léeg mu gàllu góose léeg-léeg mu nekk ci ay jafe-jafe kii di Koumba Sandiane Faye defal nañu ci taxaw seetlu. Alliance des forces de progrès nekkoon ci digg ndëm ay jamono Bakary Domingo Mané journaliste analyste politique di ko fàttaliku. bi Moustapha Niasse jógee parti socialiste samba ndëndëm créé parti AFP. législative bu ñëwoon dafa permettre à Moustapha Niasse am groupe parlementaire pour vous dire que vraiment parti bi amoon na doole trop mais parti bi tey li français tubaab di wax ce n'est que l'ombre de lui-même maanaam parti bi desetul dara en termes de poids électoral parce que simplement leader bi maanaam Moustapha Niasse moom dafa choisir ne que léegi dootul sonn boppam moom daal dina jàppale d'autres leaders yoo xam ne daal vraiment bëgg nañu réew mi. AFP ci bopp ba njiitub assemblée nationale moom le doon ku am taxawaay bu am solo ci mouvance présidentielle bi wante lu at yi di dem boobu lépp formation politique bi taxoon Abdoulaye Wade gagné ci atub 2000 bu jàppale woon it Macky Sall ba mu falu jot fii dund ay yëngu-yëngu professeur Moussa Diaw doon jàngalekat gëstukat science politique ci université Gaston Berger bu Saint-Louis. te nanguwul jóge ci fu mu nekk fi nangu fa jóge gis nañu ni am na ñu contesté woon ni démocratie dafa war am ci biir parti bi comme Malick Gakou ak ñeneen dañu mujj génn dàq ci parti bi ñu dem créer ñoom itam seen parti dem ak ñeneen loolu nag difficulté la parti bi suñ ko gisee. boobu lépp parti di jëm mag daanaka duñ leen dégg ci lu bari ñu nemmeeku it ab ñàkkub démocratie mu mel ni kaka samp rek moo compté ci boobu lépp parti politique wante ana luy ëllëgam Bakary Domingo Mané. nga nekk fii di jàppale vraiment ay leaders jeunes leaders. bu boobaa amatul avenir parce que ku ko sànc Moustapha Niasse dootul xale mag la donc amatul avenir politique moom daal avenir am si ginnaaw la nekk maintenant mais parti bi mun na soxaluwaat su fekkee xale yi nekk si biir d'accord nañu wala taxaw nañu tembe pour vraiment assumer héritage parti bi bu boobaa il faut engager des réformes profondes. ñaar fukki at ak benn di lu parti boobee dund ndax mën nañu wax ci diggante bi màgg na fi ñu seetloo ne ay kàngam yu bari wan nañ ko gannaaw jamono ji parti au pouvoir di APR moo mel ni kuy gagné ci expérience leader bu boobule parti di Moustapha Niasse. RFM bitim réew. xibaar yi bitim réew Youssou maa ngi lay dellu nuyu. di la fay Pape Ngagne.
bokk na ci li ñu fas yéene yaatal muy ca Mali foofu moom ñi ngi njort ne daal am na ay xibaar yu mën a dal xel ñeel Soumaïla Cissé. moom mooy chef de l'opposition bi ay nit ñoo ko foqati le 25 mars bi muy def ab tournée nee nañ kon mu ngi ci jàmm te jamono yi ñu ngi jéem def lépp kon lu ñu mën ngir waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ko téye ngir ñu bàyyi ko loolu nag ñi ko wax mooy ki jiite cellule crise bi liggéey kon ngir ñu libérer opposant boobule di Ousmane Issoufou Maïga. Assemblée parlementaire bu francophonie parlement panafricain ak union parlementaire africaine ñoom it def nañ bataaxal ngir sàkku ci nguuru Mali ak armée bi ñu def lépp lu ñu mën ngir Soumaïla Cissé mën a kon jóge foofule daal di ñibbi ci ay mbokkam. ñu fàttali ni ca Mali démb dëj bu mag lañu am ndax lu toll ci ñaari fukk ak ñeenti soldats ñoo faatu ci frontière bi ak Mauritanie. ca Soudan foofa ca Khartoum moom dafa mel ni fosse bu yaatu lañ fa gas. def fa ay néew. ay néew kon lañ fa fekk suñu sukkandikoo ci procureur bu Khartoum waaye ba tey waxul kon ñaata néew lañ fa fekk waaye xibaar jib na wax ni ay militaire la yoo xamante ni dañ leen faatoon ci jamono Omar El Béchir ñu ànd ci ak Oumou Kalsoum li ci Soudan commission bi yoroon wàllum l'enquête bi ci soldats yi ñu boomoon ca camp militaire bu Aïle Foun ci gox bii di Khartoum fan ñuy génn nag nemmeeku nañu bërëb ba ñu leen dencoon gannaaw ay témoins yu ñu ci déggoon buñ sukkandikoo ci procureur dëkk ba ci benn conférence de presse bu mu doon amal ca capitale ba mu yokk ci ne yenn ci ay nit ñu njortoon seen loxo laale na ci dawoon nañu génn dëkk ba. fosse commune yañ leen dencoon nag ubbi nañu ko commission bi yore wàllum enquête bi ngi woye liggéey bi ak ñii di ay médecins police scientifique buñ sukkandikoo ci Ali Sayed bokk ci commission enquête ba ci weeru avril 1998 ay ndaw yu bari yu nekkoon ca camp militaire ba doon fa amal ab formation nag rëccoon nañu ngir bëgg teewe lii di julli tabaski ci seen njaboot ñii di njiitu Soudan yi nag dañoo fomp ba mu set tuuma ñi teg seen ndodd dañoo jàppoon ni seen loxo laale na ci itum réew ba woon nag dafa xamle ne rek ni soldat ya dañoo lapp ci géej biñ naan Nil Bleu ñuy xamal itam ni juróom fukk ak juróom ci ay néew dañu gis ginnaaw ba bato bi suuxee njaboot yu bari nag ba fi ñuy wax ak nii ba léegi jotuñu ci seen ay néew. Oumou Kalsoum li ñu bàyyi ko Afrique dem ca États-Unis Maison Blanche dina siiwal tey ab décret buy indi ay coppite ci police bi nu muy doxee décret Donald Trump boobule ñëpp di ko xaar ñu jàpp ni kon dina tax mu am ay coppite ci police ni muy bund xëtale rawatina nit ñu ñuul yi nekk foofu ca États-Unis ñu ànd ci ak Mamadou Aïcha Ndiaye mi nga xamante ni mu ngi fële ca Canada. fii ak waxtu yu néew ñu mën a jàpp ne Donald Trump dina génn kayit buy war a yeesal doxaliinu polisu Amérique. ki siiwal xibaar boobu nag bokk na ci porte-parole Maison Blanche wax ne daal am nañ yéene ginnaaw bi nga xamee ne kii George Floyd ak xumb yi nga xam ne kii ni ñaa ngi ko doon xeex dinañ coppi lu bëri ci doxaliinu police bi ñu jàpp ne 10,000 cas ci police ak violence yi nga xam ne kii tuumaan nañ ko kii di professeur bi Philip Johnson di yëngu ci wàllu xeetu rey wax na ko ba wax ne daal soppi polisu Amérique moo di soppi xalaatin ak doxalinam ndaxte dañuy wane léeg-léeg lu ëpp dayoo ci njàmbaar waaye nag loo xam ne lii buñ demee fa mbaxana doone benn du mujj fenn te bokk na ci it li mu nemmeeku ci gëstu googu mu def moo di police bi dafa xaw a ragal nii nga xam ne kii mooy der bu ñuul te ay doomi Amérique nekk ci biir réew mi fii ci Canada nag liñ jàpp ci coronavirus bi mooy ma ngay law ci province su Alberta premier ministre ba fa nekk di Doug Ford moom nee na daal déconfinement bi day néggandiku fii ak ay semaine ci wàllu Québec nag may nañ bés ni ki tey lu tolloog 50 nit di daje ci mbooloo li ñu mën a jàpp moo di ñetti xeetu sorante moo am fii ci Canada benn bi day toll ci 1 mètre ak genn wàll ba ci 2 mètre loolu yépp nag muy solo soo xam ne fii kenn ku nekk ci xeetu ndaje yi moom la yoon di ci artu ki doon jokkoo ak yéen fii ci Canada di Mamadou Aïcha Ndiaye pour rajo Futur Média. Aïcha Ndiaye kon jox ñu tamit ay xibaar jëm ci tolluwaayu coronavirus foofule ca Canada par ngañ. ci loolu sax la ñuy des jërëjëf Youssouf Bodian tolluwaayu coronavirus bi muy Coro News Binta Diallo lañ ciy fas yéene àndal Binta ñu ngi lay nuyu. mu mel ni malaaka yi mawti jege na lool coronavirus bi ci Sénégal ndax nag démb képp gii rek juróom-benni nit ñoo faatu Sénégal léegi li mu ñu faatu toll nañu ci juróom-ñaar fukk. te itam passé nañu 5,000 nit ñoo xamante ni am nañu feebaru coronavirus boobule bu weesoo Sénégal 40 réew ak ñaar ci Afrique ñoom ñi ngi continuer tëj seen frontière ñi ko biral mooy waa Union africaine
Guinée-Bissau nag boo fa demee centre yi nga xamante ne fa la ñuy dalalee ñi am feebar bi dafa débordé amatuñu fu ñu tëral seeni malade fekk nag président ba di Embalo moom jël na avion daa di ne dafay defi visite officielle ca Congo bàyyi ci ginnaawam 1,5 doomu Guinée-Bissau yoo xamante ni am nañu feebaru coronavirus. Afrique nag moom am na 40,000 cas coronavirus 6,000 ñoo fi faatu ñi ko biral mooy centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Afrique du Sud ba léegi mooy réew bi nga xamante ni moo ëppale ñi am coronavirus 2,2 am nañ ko topp ci Égypte 4,000 contamination topp ci Nigéria Ghana Algérie Cameroun Maroc jege na 2,000 ñoo xamante ni am nañu feebar bi. Centrafrique feebar baa ngi fay lëmbe waaye nag ubbiwaat nañu bërëbu jullukaay yi. Madagascar daal di nay wàññi mesure yu mu jëloon ci wàllu paj mi boo jëlee àdduna bi yëpp nag romb nañu 7 millions doomu aadama yoo xamante ne am nañu feebar bi. France épidémie baa nga fa waaye nag mi ngay wàññeeku. Chine kay la ñuy ragal mu amaat beneen contamination moo tax nag capitale ba di Pékin daal dina tëjaat ay buntam fan yii di ñëw ay experts OMS organisation mondiale de la santé dinañ dem Chine seeti li fa xew. États-Unis nag moom itam ku ne xam na ne mooy réew bi nga xam ne fa la feebar bi gën a bari. bilangu contamination bi nag démb ak tey mi ngi wàññeeku. Brésil ñaareelu réew bi nga xamante ni itam moo gën a am feebaru coronavirus te ñoom xamuñu nag nu ñu koy fajee tey rek 1,000 nit faatuwaat nañ fa. ca Espagne épidémie bi nee nañu mi ngi sous contrôle. Italie nag am na 20 nit ak juróom-benn ñu bees ñoo xamante ni faatu nañ fa. bilan buñ mujj ba ñu def ca Angleterre mooy ne 1,3 nit ñoo faatu ci benn bés képp. mu mel ni Angleterre terew ko mi ngi continuer déconfinement ba. ci mardi ji 17 ci weeru juin. Institut Robert Koch ca Allemagne mi ngi wax ne am na 400 cas yu bees coronavirus. Allemagne démb ci guddi lu ubbi ay frontière am ak ay réew yu nekk ca tugal. Amérique latine léegi moom mooy épicentre pandémie bi maanaam fa la feebar bi ëppee ci àdduna bi yépp. Organisation mondiale de la santé nag mi ngi ragal feebar bi gën a garaaw ci àdduna bi. jërëjëf Bint Diallo reportage bi la ñuy daal di dikk dal ni ñu leen koy amalee bés bu nekk mu ñeel wàllu nawet bi ca Kédougou la ñu jëm Ibrahima Diaba xate lañu ci àndal. nawet gi door na bu baax fii ci région bu Kédougou taw yi jot a rot si fii fan yu weesu jéggi na dayoo cumul taw yi ñu nemmeeku ci mi-juin bi yegg na 78,9 millimètres raw na bu baax ñetti millimètres yi ñu amoon daaw ci jamono ji su fekkente ne campagne agricole bi dundal na yaakaar ci monde rural bi jaaxle moom am na ci producteurs yu bëri ndax ñàkkum engrais. Agna Diallo mooy président maïsculteurs yi fii ci région bu Kédougou. baykatu Kédougou yi puisque dañoo nekk ci situation spéciale ministre bi instruire waa PDRS pour que ñoom ñu jàppale baykatu Kédougou en quoi faisant ñu indi leen intrant mooy semence jiw ak engrais ci ñëg ci ñu jox leen ko gratuitement donc participation projet bi la mais en même temps participation ñiy financer projet bi la mooy BAD actuellement nii ñu ngi jot 156 tonnes d'intrant en global doo koy xool alors si région bi yëpp jot nañu lu doy ni 29,16 tonnes ceeb jiwu ceeb ak à peu près ñaari tonnes jiwu maïs ñuy jot aussi de l'urée à raison de 18,33 tonnes jot nañ aussi engrais NPK 93,3 tonnes soo koy seet mu ngi toll ci 155,8 tonnes yoo xam ne PDRS jàppale na ko région de Kédougou pour que baykat yi bañ a yëg coonoy Covid-19. kii di DRDR rassuré na producteurs yi ci mise en place engrais gi ci fan yu néew Dawda Anne. waa engrais bi def nañ commande yi def nañ lépp léegi ñu ngi xaar fournisseurs yi mettre en place et que foog nañ ni semaine bii ñuy dugg incha allah dinañ commencer opération de mise en place des engrais parce que d'habitude semence yi la ñuy commencer engrais yi topp si. bi ñu seetlu melokaanu jiw yu njëkk yi commencé sax bëgg-bëgg engrais bi doon na lu dëgg fii ci région bi nga xam ne ñaareelu pàcc jiw yi tàmbali na bu baax a baax ci diwaan yi bëri Ibrahima Diabaxate Kédougou RFM. Savon de Marseille Alfé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi ak Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf soldat yi Sénégal yeeg la ñuy dund ca Casamance moom la journal Le Quotidien xëy dundalee xëta mu njëkk ubbil yéenekaay bi ñaari militaire ñoo faatu démb ca Casamance wata ba ñu duggoon doon defi opération de sécurisation ngir aar askan wa taxawu leen ba ñu mën a dellu ci seeni dëkk ci kaarange wata boobee moo jógi ci ndell ba ñaari soldat faatu ci am ca ñeneen nit ñu ci jëlee gaañu-gaañu mbir yi ci ne ko waa DIRPA xamle ci communiqué ay boori 2 heures ci digg njolloor gi ca la xew ca dëkk bu ñu naan Bassine nekk ca Casamance ñaari soldat faatu ca amit yeneen ñaar yu ci jëlee gaañu ba mujj ci surveillance médicale yéenekaay bi nañu teelu jiitu lu xew démb keroog samedi l'armée ba dund na fa lu ne mel ci gox bii di Lefa fare ca Sindian Le Quotidien nañu ci gàttal ci diirub juróom-ñetti fan soldats yi sénégalais ca Casamance dund nañu fa ñetti accident te ci ñetti accident yépp seeni watam moo jógi ci ndell Cheikh Yérim Seck fes na ko yéenekaay ñu xëyandool mu di L'Observateur Libération Vox Populi Source A L'As La Tribune Le Quotidien ba ci Soleil national ku ci nekk wax nañu ci xëtam mu njëkk ne journaliste bii di Cheikh Yérim Seck ca loxoy gendarme ya fa la fanaan L'Observateur tegal ñu ci ne bu moytuwul tey jii ci lañ koy defeere mu dem tribunal jàkkaarloo jeeg procureur bi L'Obs gis ne mbiri mi ngi gën a fotoñu ci moom Cheikh Yérim Seck diggam ak gendarme yi li mu wax enquêteurs yi ci ñeenti milliards yi mu doon wax L'Obs wax nañu ko ba waxaale ñu it ne gendarme yu section recherche yi def yoon perquisition bi ca kër ñoom Fares danañu leen déglu tey Vox Populi nañu Cheikh Yérim Seck dañu ko garde à vue démb waaye mu ngay gën di dugg ci coowal Batipulis li ñoo nga koy séntu ca kanamu procureur bi tey jii ci talaata ji gannaaw ba mu janook gendarme yi démb bu nuppi Soleil national nañu diffusion de fausses nouvelles mu di siiwal ay xibaar yu wérul loolee lañu koy toppee ñu topp wax ji ba ci Libération fekk fa li tax ba Cheikh Yérim Seck fanaan démb ci loxoy gendarme yi yéenekaay bi nañu ba mu demee ca brigade de recherche la mu waxoon ca la jaaraat waaye dafa lànk kandaara ne du joxe ay source-am ca la ñu ko jëlee section recherche gàddu ko yóbbu conk mu fanaani fa ñu yeewu fekk xibaar bu yéeme ci xët mu njëkku Les Échos bi ñuy tëral tolluwaayu ndóol gi ci réewum Sénégal journal bi ne lañu la ñu ca gis moo di Kolda ak Sédhiou ñooy région yi gën a ñàkk ci Sénégal ñooy diwaan yi ndóol gi gën a sëxin Ndakaaru donte mooy capitale bi taxul mu des ginnaaw ci région yi gën a ndóol ci réew mi te gox yi di Kër Massar Diamniadio ak Médina Gounass fa la ndóol geeg ñàkk gi ëppee doole L'Observateur nañu réewum Sénégal ci boppam moom la ndóol gu métti di yoot te li ñu ko nar a jural moo di coronavirus beeg liggéey yi mu ñu nar a bàyyeel coronavirus boobee journal Source A mi ngi ñuy xamal ne duggaat na ca palais de la République ginnaaw sandarma ba fa corona woon am na beneen cas coronavirus bu fa feeñaat gi la yoon ab chauffeur la buy liggéey ca palais ba di benn waay bu yore ñaari soxna te jàpp nañu ne ab xaritam moo ko wàllu corona bi ndax xarit boobee moom it jabaram dafa corona ba ma nga l'hôpital ñi corona bi tëral te dootuñu jug mukk maanaam ñi coronavirus bi faat ci réew mi Libération nee nañu seenub lim mi ngi toll léegi ci juróom-benn fukki nit ak ñeent démb la ñu am yeneen ñeenti néew yu ñëw dolleeku ci néew yi fi ne woon coowal suuf li fi nekkoon fan yi yépp la Sénégal nee nañu am na leneen lu ci dolleeku ubbil yéenekaay bi ginnaaw waa Mermoz askanu Géejawaay ñoo nar a fippu yëngu yëngal yëglu ba ñu dégg leen ndax dafa am beneen bombe foncier bu fa nar a kalaate ñeenti hectares yi suuf yi ñu dagg ca bande de filao ba jox koy magistrat ak yeneen ñaar fukki hectares yi ñu fa nar a xàppati ne dañu koy jox syndicat gi ëmb inspecteur des domaines yi loolee moo ferege ñeente xolu askano ba tax ñu jaaju Mame Boye Diao directeur des domaines gi ñuy jaaba jonge fan yi yépp ci coowal suuf Les Échos nee nañu suba ci àllarba ji ci la ciy tontu indi ci ay leeral ci télévision Futurs Médias la ko fas yéene defee ci émission Faram Facce ak Papa Ngagne Ndiaye njaayu màggat jarota yàggal ndax njëggatu taxaw ñu taxaw ci xët mu njëkk Vox Populi ca Potou ñaari mag ak rakk la seenub goro doon lap ñu bëggoon koo sauver ba far ca faatu. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. Ndiaye ñu daal di dikk nag ci gis-gis niñ ko waxee woon ci ndoxtelu xibaar yi dañ koy jagleel Casamance ak sàkku jàmm gi nga xam ne ñu ngi ko fay sàkku ci jamono ji nga xam ni itam daanaka lépp lu jëm ci sulli fa ay ndel ma nga fay am waaye ma nga fay jur itam ay bakkan yu rot terewul nag kilifa yi nga xam ni moom ñoom la ñu dénk wàll wi ñoom ne ñu daal dinañ ko wéyal ba li ñu fa bëgg mën a amaat ba dëkkuwaay yooyu seen i borom mbaa képp koo xam ni teew nga ko mën faa dellu si waat ndax loolu jàpp nañ ni bokk na ci lii indi jàmm foofa ca Casamance ci waxtaan boobu dañ ciy ànd ak Ibrahima Ama Diémé moom mi ngi bokk ci groupe de réflexion bu jàmm ji ñuy sàkk foofa ca Casamance dinañ ci ànd ak taskatu xibaar bii di Demba Ndiaye moom itam ñëpp ràññee nañu taxawaayam ci Casamance ak sàkku jàmm ji foofa Ibrahima Ama Diémé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu ngi ci ànd ak Demba Ndiaye itam Demba maa ngi lay nuyu. Demba mu mel ni kon jàppandeegul ñu jeexandiko ci téléphone bi waaye ci loolu dañuy dañuy tàmbale kon ak Ibrahima Ama Diémé kon Demba jàppandi na ñu fàttali ni ñu ngi ci ànd ak Demba Ndiaye di taskatu xibaar bu ñu ràññee taxawaayam ci jàmm ji ñuy sàkku fële ca Casamance ñu ngi lay nuyu Demba. maa ngi leen di fay. voilà jërëjëf kon ñu tàmbali waxtaan bi ak Ibrahima Ama Diémé Ibrahima ni nga xam ne noonu
maanaam lu aju ci li nga xam ne ñi ngi koy wax ca fële nga xam ni moom mooy ca Casamance lu toll ci 400 ak juróom fukk ci ay mine jot nañ ko faa sulli waaye itam ay bakkan yu bari mi ngi fay rot bu mujj bi rek ñaari takk der la seen oto moo dal ci mine waaye terewul kilifa gi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu sulli moom jàpp na ni daal lu ñu war a mën a eggale la ndax dañu ko war a eggale wala dañu war a taxaw seetlu ndax itam bakkan yi rot war na continuer lan nga xalaat ni loolu lañ ci war a def. jërëjëf Pape Ngagne d'abord maa ngi jaal ñoo xamante ne ñoom ñoo ñàkk seeni mbokk ak doole ko ci ñuy yor suñu kaaraange mooy waa ministère des forces armées ak armée nationale jëmee ko ba ci suñu jiitu réew parce que fépp foo xamante ne am nañu koo xamante ne ñoom la ñuy dénk suñu kaaraange bu fa bakkanum rotee rek ñu war ko ñaawlu ba pare ñaanal ko yàlla ajee ko ajjana bu gën a kawe. En attendant ma dellu si nag ci loo xamante ne loolu moo xew fële ci Casamance en tant que acteur du processus de paix dama yaakaar ne loolu dañ ko war a également ñaawlu parce que kenn warut a rafetlu situation boo xamante ne depuis fukki at ak lu ci topp ñu ngi ci jàmm pratiquement géej nañu dégg li nu mel donc bu ñu xëyee benn suba rek dégg ne am na ay miinu éclaté te ba rot ci ay bakkan vraiment war nañ ko ñaawlu ñun ñëpp may fàttali ne nag situation bi li ko waral mooy ñaar ñoo xamante ne ñoo fa nekk di xeex depuis booba ñii naan dañu bëgg a indépendance état bi ne indépendance mënut a am ba ñu dem ba waxtaan am na ba finalement ñu d'accord ne côté MFDC ñu d'accord ne léegi ñoom bëgg nañu dem waxtaan ak nguur gi mais donc bu ko defee dootuñu utiliser ay gànnaay pour xeex de l'autre côté état Sénégal ak ay forces armées am itam nangu ne tant que vraiment amul trouble à l'ordre public ñoom duñu intervenir ci utilisation arme donc boobu situation moo indi jàmm ju ñu vivre ñun ñëpp donc bu ñu xëyee benn suba dégg lii war kenn ku nekk war nga xalaat mais lan moo ko indi te itam ban gàllankoor la mën a indi ci processus de paix bi tontu bu ma ci mën a jëkke indi d'abord moo di lii incident la boo xam ne ñëpp ñaawlu ñu ko te ñu yaakaar ne peut-être du indiwaat yee fitne ba bu ñu xamoon ci ginnaaw ci Casamance. waaw mais loolu kay li ko indi mooy opération sécurisation bi ñu wax xëy na moom. waaw mais opération sécurisation. xam nga dañu ne ay villageois ñoo xamante ne dañu génnoon seen dëkk lu yàgg. bi crise bi amee ñoo bëgg a delluwaat seen dëkk. ñu war leen accompagner. defe naa ne boo utiliser terme accompagnement c'est-à-dire gunge ba loolu mën a am. da nga war a am d'abord premier réflexe gunge leen ba mu am te dara bañ ci yàqu donc cela veut dire waxtaan moo war a jiitu donc bu fekkente ne waxtaan bi commencé na te eggul waruñu gisuma li war a tax yàkkamti tax ba finalement ñu def li war a indi fitna gi d'accord léegi donc waxtaan bi amoon na bi waxtaan bi xëy na peut-être moo eggul fu mu war a egg wala alors moo doyul peut-être loolu moo mën a expliquer li am mais dans tous les cas li ma bëggoon a wax rek waruñu bàyyi xel ne que dans tous les cas ñun ñëpp mooy wax taskatu xibaar yi service militaire homme politique yi administration ñëpp normalement suñu objectif mooy fexe ba jàmm ji moom bu ñu ko ñàkk foofu. d'accord Ibrahima jërëjëf ma daal di ñëw ak Demba gannaaw bi ma delloo nuyu la dégg nga li nga xam ni moom la Ibrahima Diémé wax ndax loolu dafay tekki rek ni nit ñi ñoo jàppoon ni jàmm amoon na waaye ndekete du woon jàmm lu doon nelaw la rek bi dara yënguwaatee itam li yëngu gis nañ ko ndax mën nañ ko jàppee noonu. D'abord ma jàllee parents militaires yu faatu ak armée bi pour lu xew fee Casamance. Je crois que il faut ñu bañ a aggraver ñu bañ a inventer ay affaires lu xew foofu ci temps yi du conflit du MFDC moo attaqué base militaire ou base militaire attaqué MFDC non. C'est-à-dire que c'est conséquence guerre bi la. guerre bi foofu dafa tax ñëpp MFDC. ñëpp defoon seen ay mine. defoon seen mine. seen mine yi yàgg nañu foofu. ah d'accord am na sax xëy na ñu fàtte fan lañu posé woon mine yooyu ça c'est un. Deuxièmement comme conflit bi yàgg na
jur na ay yeneen samba boy des trafiquants de tous ordres ñooñu aussi am nañu ay seen gànnaay am nañu seen mine mun nañu pour protéger seen petite forêt fu ñuy gor ay bois et cetera def ko ci kenn xamul ndax mine yu sauté démb lañ ko teg parce que dëgg nañu am na ay population ñu dellu soit wala nekk nañu foofu depuis les années 90 bu dafa yàgg ça je crois que c'est la première première chose deuxième chose bi lu xew foofu temps yi dafa woon ne su fekkee ne gouvernement Sénégal décidé na di accompagner ay population yu jógoon yu dawoon seen dëkk pour dellu siwaat balaa ñuy def opération yooyu il faut au moins ñu assurer wu. bien sûr ñu fa nekk sax dara luy lore nekkatu fa. voilà et que ñu fa nekk su fekkee ne MFDC wala machin d'accord nañu ci affaire boobu et puis mun nañ leen woon éventuellement mini fu ñu nekk et cetera. Sinon c'est normal hein zone conflit et mine yu des am na ci yu bari même soo xoolee Europe en France par exemple même ñu ngi découvrir ci yenn plage yi ci yenn village yi ay mine ay obi ñu nekk fi depuis première guerre mondiale et donc ñun yow bu fekkee li nga wax la rek loolu vraiment xel mën na dal bu fekkee sa gis-gis boobu loolu xel mën na ci dal donc ça n'a rien à voir avec processus de paix wala machin même su fekkee ne suba toog nañu signé mais tombe bi demb moo graaw tombe bi mooy dafa tombe xam nga mënuñu xalaat ni boobu ba léegi kenn jaaru fa kenn mësul jaar ci dëkk yooyu te kenn déggu fa itam ay mines yoo xam ne explosé na fa jamono ji ñu wax sécurisation bi jamono ji la ñu gis loolu itam di am di tegaloo tu sais que affaire bi c'est par hasard mën nga jaar ci yoon bi tey bon xëy na à moins de 10 centimètres tu passes à côté d'une mine. D'accord. ngay ñëwaat xëy na ñax ñi poussé nañu wala am nañu fa jaare machin nga 10 centimètres yooyu. baal ma dinaa ñëwaat ci yow baal ma Ibrahima Ama Diémé dégg nañ ki nga xam ni mooy colonel Barham Thiam moom mu wax ni lu toll ci 450 maanaam ñeenti téeméer ak juróom fukki mine ñoom jot nañu koo sulli mais loolu boo déggee lim bi est-ce que du la tiital nii kat vraiment du yomb li ñu bëgg dina nekk opération buy jafe. non bu ñu garder la sérénité ñun ñëpp. ñu xam ne déminage bi sunu intérêt la ñun ñëpp. ak ku ñu mënta doon d'abord doomu aadama parce que doomu aadama foo déggee ne doomu aadama loru na foofu rek war nga ci bàyyi xel donc ma yaakaar ne rek déminage bi ñun ñëpp la war a soxal. ba mu am benn kuréel boo xam ne moom lañ ko dénk muy CNAMS. donc CNAMS loolu la ko état santaane fexeel ba fépp fu miin am ci Sénégal d'une manière générale nga fexe ba dindi ko. rawatina nag miin yu nekk Casamance. donc ñeenti téeméeri miin même bu newoon ay millions yu miin l'essentiel est que ñoom ñu def cartographie bi ba ñu xam ne fan la miin yi nekk. ñu dindi leen loolu moo ñu gënal ñun ñëpp moo gën ci armée bi moo gën ci MFDC moo gën ci population civile bi moo gën ci état du Sénégal. donc loolu yaakaar naa ne ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel mais pour que loolu mën a am il faut que waxtaan am. yow yaa ngi dellu si lu bëri ci waxtaan yaa ngi ciy dellu si lu bëri. oui te man bu ma la déggee dafa mel ni waxtaan dafa jiituwul opération bi. non boo laajee waa CNAMS seen bopp dinañ la wax ne bi ñu waxtaanee ba déggoo ci fan la ñu war a déminer. mais déminer nañ foofu ba benn coow amu ci. ah d'accord kon fii am coow waxtaan moo ci amul bu fekkente ne dem nañu ba ñu ne leen pour le moment yem leen fii parce que ñun dañu yaakaar ne lii ak lii la. il faut d'abord ñu continuer waxtaan ba ñu convaincre leen ne que dans tous les cas foog ñu mujjee ci waxtaan. d'accord. donc ma dellu si nag pour donner un exemple. xam nga ñun ñëpp war nañu de temps en temps fàttaliku démb. gis nga Europe. tey ñu nekk di jiite Europe di ko yóbbu fu ñu bëgg. ñaari réew la France ak Allemagne. or ñaari réew yooyu xam nañu aussi bien ci première guerre mondiale. que ci deuxième guerre mondiale ñaar ñii ñoo ko indi. ndax am lu ñu doon xëccoo seen diggante seen frontière. mais bu ñu demee ba gis ne du benn intérêt ci Allemagne du benn intérêt ci France. bàyyi nañu léegi ñu nekk benn pour que ñu mën a yóbbu Europe te ñoom bu ñu yóbbu Europe bëgg a yóbbu addina bi la ñu ne. d'accord
mais ñun Sénégal war nañu déggoo ne que guerre bii nekk fële kenn amu ci benn intérêt donc suñu intérêt ñun ñëpp mooy fexe ba guerre bi arrêté. D'accord te pour que mu arrêté foo waxtaan am. Ibrahima voilà loolu nga daanelee li Ibrahima Ama Diémé daanelee ci laay dikk ba tey ak Demba dégg nga Ibrahima moom dafa ñëw lu bëri ci waxtaan. waxtaan boobu daanaka lu bëri lañ koy dégg ci fitna gi nekk Casamance donc bu ñu ñëwee ba ci opération yu mujj yi moom mu dellu siwaat ci te li mu junj mooy am na foo xam ni waxtaan jiitu na fa kenn déggu fa lu mel nii kon mu mel ni waxtaan dafa amul ci opération bu mujj bi ndax yow gisee nga ko noonu. waaw c'est possible hein parce que sinon su fekkoon amoon waxtaan bu juboo am nit ñi d'accord nañu bon ñu tegoon foofu mii nii su fekkee ne ñoom lañu la ñu waxtaanee dañu leen wax ne fii am na mine fii am na mine fii am na mine am loolu waxtaan moo koy wane maintenant nag su fekkee ne ñeneen Samba Boy ñoo fa teg mine yi ça n'a rien à voir avec MFDC c'est-à-dire que il faut lu ñu war a xam c'est que conflit su yàggee dana jur ay affaires yu bari comme ay trafiquants de tout de bois de drogue de machin ku nekk am sa tool munoo bëggoo nit ñi ñëw foofu comme les mines là ça se vend comme des petits fins hein c'est moins cher que ton ordinateur là les mines là donc ñëpp mun nañ ko jënd def ko fii ma ne bon damay protéger samay bois may goro affaire yooyu donc y a eu le conflit a généré ay trafiquants ak trafic yu bari donc léegi kenn mënul xam c'est pas un conflit homogène chimiquement pur c'est-à-dire que am na yeneen yu bari yu ci greffé wu donc mënuñ dara maintenant pour dialogue ou discussion ay affaire yooyu nañu waxante dëgg man gëmuma ne il faut ñu xaar bu MFDC réunir am benn secrétaire général am benn baat pour ñu dem négociation su fekkee ne loolu lañ xaar dañuy demaat 30 ans encore dana jafe moom dana jafe léegi ñu ne am na ay dina jafe ci MFDC voilà sur les 4 factions importantes ñu am foofu am na au moins ñett ñu ne ils veulent négocier mais noonu la jël nañu toog ak ñoom ñu discuter ku nekk génne sa proposition et machin keneen kii kuy def ay résistance machin tout ça ñu continuer dans une autre chemin mais duñu wax ne duñu toog table négociation tant que ñi amuñu ko kooku du am en tout cas man gëmuma ne Salif Sadio dana d'accord waat que mu toog ak Sadiat Assoud Badiate ñu ko d'accord ci Macky bi pour mu changer machin d'accord ci kooku mu bokk ak moom délégation wala kooku nekk chef am wala machin Assoud Badiate aussi du d'accord que Salif Sadio dellu soit am rang bu mu amoon pour mu nekk ci gën a am machin nañu dégg principe de réalité sinon on se fait plaisir à bomber le torse bon il y a pas de guerre évidemment il y a pas de guerre enfin il y a pas de guerre comme affrontement entre factions ñii di attaquer base militaire di attaquer machin amatul mais situation bi bu guerre lay nuróol itam voilà d'accord léegi Ibrahima dafa mel ni Demba fekk si na la ci li nga doon junj bu yàgg waaye moom xëy na ci benn niveau la ko waxee ndax jàpp na ni ñeenti faction yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb daanaka Macky bi du yomb ñoom ñeenti ñëpp ñu mën a daje kon nañu xool ñi ci d'accord ñu waxtaan ak ñoom xëy na waxtaan boobu mën na indi jàmm yow ban gis-gis nga am ci loolu. D'abord sama gis-gis mooy dama bëggoon a préciser comme ñu ne précision c'est toujours pédagogique lan mooy nature ak mission wu GRTC GRTC rôle am du négocier pour la paix ni envoyé de l'État pour négocier la paix auprès de l'MFDC ou alors envoyé par l'MFDC pour négocier la paix auprès de l'État en tant que Sénégalais. Notre coordinateur, le ministre d'État Robert Sagna, a été sollicité par le président de la République, mais que, comme Khamna, yow ce engagement par rapport au pays, moi le Sénégal, comme ce engagement par rapport jàmm ci réew mi, bëgg naa nga dimbali ma ñu fexe ba jàmm mën a dellu si ci Casamance. loolu moo indi naissance su GRTC donc pour nekk facilitateur. loolu leer na loolu voilà loolu laa bëgg léegi pour nga ñëw ci sama léegi pour répondre à la question. oui je crois que am na un organe bu xam ne gouvernement bi taxawal na ko moom moo nekk négociateur mooy comité ad hoc te yéen ëmpale leen nekk comité ad hoc depuis buñ ko taxawalee ba léegi mu ngi discuter. dégg nañ sax même ko ñu xam ne moom la ñu yaakaar ne moom moo fi gën a mën a bañ jàmm mooy Salif Sadio.
ñaata yoon la fi dem Saint-Egidio discuter ak comité ad hoc pour la paix. Donc ça nous ne sommes pas opposés. Nous pensons d'ailleurs que loolu rek léegi fu ma fépp waxtaan mën a am. diggante benn ak ñaar diggante benn ak ñett. diggante lu mu mën a doon na nekk waxtaan. na waxtaan njëriñ lay doon. njëriñ lay doon. d'accord léegi baal ma dinaa ñëwaat ci yow. Demba ndax li nga wax ci faction bon ñi nga xam ne ñoo nekk ci Macky bi ni ñu seen faction ndax ni nga ko waxee ak dafa fekk si lu Abdoulaye Baldé itam wax ni médiateurs yi itam dañu xaw a bari waay est-ce que yaakaar nga ni bari waay boobu itam am na ci impact ci ñàkk am succès ci li ñuy sàkku. écoute xam nga crise Casamance soo gisee depuis Abdou Diouf on a testé tout et machin. À un moment donné bon général Wane ensuite bon yeneen et puis en plus et puis lu ñu mën wax c'est que au moins sous Abdou Diouf avec les 2 rencontres de Banjul ñëwoon nañu ba régler problème yëpp sauf un problème politique moom la ñu waroon régler après 2000 ci Abdou Diouf gagné c'était la question de l'indépendance. Lañu discuter boobu. On avait discuté tout la réinsertion des combattants quand ils reviennent, est-ce qu'ils vont dans l'armée, est-ce qu'ils vont dans la police, est-ce qu'ils vont dans les eaux et forêts ou douanes, ou est-ce qu'ils rentrent chez eux, est-ce que dans s'ils rentrent chez eux est-ce qu'on leur achète des pirogues et machin. On avait réglé tout ça. Il restait la question de oui ou non. Moi j'étais là-bas à ces 2 trucs-là. Quand les gars se réunissaient dans la journée, le soir j'allais discuter avec l'abbé Diamacoune dans sa chambre. Demba yaa ngi foofu wax français nag de ah yow yaa ko tax bon donc li ma bëgg a wax c'est que mënuñu bañ. dëgg la mënuñu bañ. toog ak ñu la wax ne man je suis prêt à négocier tout de suite. Merci. mënoo ko yow tonto yow non xaaral ba keneen kee. ku bañ bi wala kuy traîner day yéex waxal ak ñi d'accord rek xëy na loolu voilà ñi nangu nga wax ak ñoom boo leen amee ci sa camp leneen li dina gën a soo d'accord ak ñett yi ngeen signé mais keneen ki da nga ko isolé da nga ko isolé par rapport à l'opinion da nga ko isolé par rapport y compris ak nitam parce que nitam aussi dañ sonn jërëjëf ma gërëm la bu baax a baax nga baal ma Ibrahima Diémé bu fekkente ni amuloo kàddu yoo ci teg rek ñu tàggoo foofu bu fekkente ni am nga itam loo ci bëgg a teg ndax waxtu bi dab nañu. oui li ma ci bëgg a teg rek moo di. bu ñu d'accordee nekk waxtaan rek moo ñu fi mën a yóbbu fu ñu bëgg a dem. je crois que le reste maintenant ñi ñu dénk réew mi. ñoo war a xam ne kon waxtaan rek moo mën a am. d'accord te preuve yu mu évoqué noonu moom Demba. effectivement wane na ne on a essayé toutes les solutions. tout à fait d'accord. solution militaire ba ñu nommé ça gouverneur militaire. avec ses galons et tout. Ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, tout le monde est convaincu que les 12 années dernières, mais principalement depuis 2012, mais à calme bu ñu am, c'est parce que les gens dañu jiital waxtaan. D'accord. kon nañu continuer boobu waxtaan d'accord loolu ñu tante indi lu mu indi kon nañ ko xaarandi tuuti waxtaan bi continuer je crois que nañu déggoo ci dem fu ñu dem tënk daal ñu jàpp ni daal waxtaan moom mooy saafara si dégg nañ bu baax li nga xam ne moom la Ibrahima Ama Diémé wax bokk ci groupe bu réflexion bu jàmm ji ñuy sàkku ca Casamance Demba Ndiaye itam di taskatu xibaar lu ni mel la wax ñoom ñooy ñaar ñi ñu tànnoon tey doon waxtaanee ponk bi ñu yëkkati woon jagleel ko jàmmi Casamance mbokk yi muy yemoo ak ñuy tàggoo ak yéen mu nekkoon xibaar yi diggu njolloor gi ak rajo Futurs Médias Abdoulaye Diop mu nekkoon ci technique bi di xarala gi Aminata Ndaw la ñu fas yéene àndal mu dikk ak ñun ci communiqué ak tàgge yi jërë ngeen def. asalaamaaleykum maa ngi tudd madame Bigueba Mbodj jiite kuréelu sage-femme yi ci Sénégal gi yëpp tey nag damay wax ci turu waa kër docteur yëpp comme ni ñu ko xamee feebar coronavirus mi ngi ci biir réew mi ni mu nekk ci réew